asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës France jébbal lenn ci jaasi Cheikh Oumar Foutiyou Tall réewum Sénégal loolee yemook lël boo xam ne gouvernement bu Sénégal ak bu France niki tey jii kon lañ ko daal di ubbi. ëllëg Sénégal di daloo forum bu ñeel jàmm ak karange ay ponk yu bëri yoo xam ne réewum Sénégal ak réewum France fas yéene nañ ci waxtaanee waaye itam sottante ci xalaat ay jéego naam am na ci pajum réew mi donte lépp matul ay kàddu la yu tukkee ci Abdoulaye Diouf Sarr moom la ñu dénk wàllu paj mi ci réew mi lu jëm ci coowal phobie yi nga xam ne seen nattaango bu APR di Seydina Fall Bougazelli turam jib na ci moom Abdoulaye Diouf Sarr ne yoon dana ci def liggéeyam ba mu jeex tàkk ndax da cee tëddee ñaaxaanaay garab lu dérapage wala jigéen ay film yoo xam ne fii kii kon ay fan yu néew da ngeen ko mën a seetaan ci seen télévision bi ngeen tànnal seen bopp di ITV loolee nag xew-xew ak xumbute bi ko sabab ni ki démb lañ ko amal ci réewum Sénégal kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kis bu jëlaandee ñu ni ci faram fàcce lël waxtaan woo xam ne réewum Sénégal ak réewum France ñoo ko ubbi ni ki tey jii fii ci Ndakaaru ndaje boobee nag ñu ngi koy amalee ca palais de la République ci teewaayu njiitu réew mi ak ci teewaayu premier ministre bu France loolu nag dañ na co porox ndollu jébbal Sénégal benn ci jaasi Cheikh Oumar Foutiyou Tall du ñàkk laata xabaar yi di laf làcc dinañ ci dikk ak Ibrahima Kamara mi teewoon ci boobu lépp ndaje Sénégal ni ki ëllëg kon dana daloo ab forum boo xam ne lañ ci waxtaanee mooy lu ñeel wàllu jàmm ak wàllu karange ci pays réew Afrique yi loolu nag ambassade bii di Seydou Nourou Ba jàpp na ni nag la ca war ci pays réew Afrique yi mooy daal ñu daal di xool ay doxalin yoo xam ne mënees na ko def ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu terrorisme moom Seydou Nourou Ba dafa bokk ci comité scientifique bi El Hadj Malick Cissé ci leeral. juróom benneelu forum international bu ndakaaru jëm ci jàmm ak kaaraange ñun koy amale ci waxtu bu violence terroriste di lëmbe ba tey su région bi ak àdduna wërngal képp militaire di nga ci gis diplomate di nga ci gis chercheur di nga ci gis ay sëriñ di nga ci gis ay borom daara ñu ñëw di waxtaan di weccee xalaat pour seet lan moo gën pour Afrique pour jàmm ak salaam parce que moom la ñuy wax paix et sécurité boo gisee ñu nekk ci juróom benneelu édition bi c'est que juróom yi passé am nañu njëriñ tolluwaayu Sahel bi tiital ñu bari moo tax dañ ko waxtaanee bu baax a baax ci bile forum diplomate bi nekkoon ambassadeur réewu Sénégal ci Algérie lu toll ci fukki at ak juróom benn ni tontu li warul nekk rek mbiru militaire lépp loo xam ne rek day féewale nit ñi mu am violence mu am extrémisme nit ñi dañu ko war a xeex bi nag jumtukaay yoo xam ne du rek ay fetal yi ci la bokk foog nga am également parce que bu nit ñi bëgg a yàq foog nga am ñu leen war a téye. ci beneen fànn enjeu yi foo ko takk weesu na ko. xeex bi dem na sax ba nan lañ Afrique di yore. koom-koomam am na ñoo xam ne yàlla may neen leen am na ñoo xam ne également dañu ndóol tuuti ñi am ñu ndóol sax ñu bari bon mais lépp loo xam ne bëgg nañ ko def ci réew te jàmm amu fa ragal naa ne dana jafe. si ñaari fan spécialiste ak experts yi daañu waxtaanee bépp stratégie bi nga xamante ni ki état africain yi mën nañ ko teg ci table bi ngir jàmmaarloo bu baax a baax. ak terroristes yi. dañuy solu comme ñëpp di wax comme ñëpp mais di utiliser ay moyens yoo xam ne yu bees la cybercriminalité bi ñu ngi fi trafic de drogue yi trafic d'êtres humains trafic de tout genre yooyu dafa am côté boo xam ne defkat yu ñaaw yëpp dañuy tase. dina defkat yu baax yi tase ñoom it contre leen won leen ne réew yu ne boo gis continent boo gis jàmm fa gën. forum international bu ndakaaru jëm ci jàmm ak kaaraange
mu nekk initiative franco-sénégalaise lu nu mel ñun ko amalee bu njëkk atum 2014 fii si Ndakaaru waaye mu ngi jóge ca sommet bu Élysée atum 2013 ginnaaw ba ñu amalee opération Serval di intervention militaire bu réew France ca Mali. El Hadj Malick Cissé réewum Sénégal ak réewum France seen diggante di gën di dëgër loolee tax kon ab séminaire gouvernemental ñu koy daal di amal loolee nag ay ponk yu bëri yoo xam ne dañ ko fas yéene waxtaanee bokk na ca wàllu njàng meeg njàngale mi ak wàllu yokkute maanaam suqali ko kon ak jàmm ak karange ci pays réew Afrique yi rawatina diggante ñaari réew yile loolu nag bokkoon itam ci ponk yoo xam ne des nañ ko waxtaanee ci émission l'air du temps ak Alassane Samba Diop ganam da ko daal di rafetlu boobu lépp ndaje waaye nag jàpp na ni réewum Sénégal mënee sula suqaliku te doomi réew mi kon soo bu ñuy seen yoxo Youssouf Konté. séminaire bu dox diggante Sénégal ak France ci gis-gis El Hadj Alioune Thioune mu ngi am ci suñu réew gannaaw bi nga xam ne lëkkaloo diggante ñaari réew yi yàgg naa ratax boo xoolee sax ay doomu Sénégal yu bëri ñu ngi yeewoo foofa la ca France waaye itam li France di dugal ci suñu réew lu jëm ci koppar amul beneen réew bi mu koy dugal ci Afrique lëkkaloo boobu sax tax na ba lu ëpp 200 entreprise française ñu ngi fii ci suñu réew waaye ci gis-gis ki nga xam ne ab commissaire aux enquêtes économiques la loolu taxul ba ñii di waa biti réew di mun a sukkali suñu réew sénégalais yi képp ñoo mën a indi naataange fii ci suñu réew ci loolu la sax mu ngi woo sénégalais yi ñu investir ci yenn secteurs yi nga xam ne ñoo ëpp dayoo ci mim réew ba bu ko defee suñu koom-koom dootul demati ca tugal lu jëm ci jàmm ak kaaraange mu ngi woo africain yi ñu booloo ngir ñu xeex li nga xam ne mooy ñàkk kaaraange yu nekk ci yenn réew Afrique yi beneen poñ bu am solo bi ñu waxtaanee ci l'air du temps mooy mbirum jàng bi ak jàngale bi ci jamono ji nga xam ne ñu bëri ñu ngi bàkku ne am na ay sénégalais yu bëri ñi nga xam ne ay agrégé lañ ci biir CAMES moom nag nga xam ne mooy directeur centre d'études diplomatiques et stratégiques bu Ndakaaru mu ngi wax ni bëriwul ay jéego yuñ ci teg te sax ci gis-gisam dañoo manqué ay professeur yi nga xam ne soutenir nañ yenn thèse ci yenn domaines yi loolu nag li ko waral ci gis-gisam ba tey moo di nguur gi moo seetaan jàng bi ak njàngale bi bu sañoon dañuy fexe jëlaat loolu la di jàng bi ak njàngale bi def ko muy seen yitte. Youssouf Konté di ko gërëm des ci wàllu wér-gu-yaram ak ñi nga xam ne dañoo amee feebaru roño tey la ñu xëy wàcc ci mbedd bi di naqarlu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci seen boobu lépp jàngoro ba tax nag wax na lu ne kon bi la jàngoro mu ngi def ay jafe yu ngi tekkoon ay fitna ak i jafe-jafe yu tar askanu Sénégal ndax mu ngay gën di lawal bànqaasam ci réew mi ba tax nag kon fësal nañu seen kaddu ngi seen baat jib ngir kilifa yi dégg leen ci jafe-jafe yooyu nag ñu ñuy jànkonteel rawatina njëg wala koppar gu seer gi nga xam ne ñu ngi koy dugal ci seen pàcc. loolee nag moo tax ñu daal di jox kaddu itam jëriñ gu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr tey moo nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane ci émission jury du dimanche moom nag nee na naam ay jéego réewum Sénégal def na ko ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram donte nag am na lu des ndax lépp matewul moom Abdoulaye Diouf Sarr ne nag réew mi Sénégal dana def kem kattanam ba lépp loo xamante ne ni mooy pàcc mucc ayib mën a am ci mim réew Cheikh Hassana Fall. ca 2012 jàppoon nañ ne bor bu nguur gi yoreel hôpital yu nekk ci mim réew toll woon na ci fukki milliards ak juróom bor boobee nekk loo xam ne yenn saa yi day andil jafe-jafe yu rëy sunu hôpital yi le jëwriñ guñ dénk lépp lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram moom xam la ne bor boobee commencé naa wàññeeku léegi te li ko waraloon lépp nekk ab dysfonctionnement boo xam ne léegi xool nañ nun koy fajee. La dette hospitalière, parlons-en. lii ci bor bu ñu yoreel hôpital yi dafa nekk ab situation boo xam ne fii lañ ko fekkoon waaye li ko waral lu ci ëpp ab dysfonctionnement la boo xam ne dafa daan jóge ci couverture maladie universelle waaye léegi mën naa leen wax ne fi mu toll nii bor bi wàññeeku na bu baax a baax su fekkee ne ci juróom-ñetti milliards lay toll fa lay yem lu ko waral mooy man mi en tant que ministre de la santé dama daan àddu loo xam ne dafa jëmoon ci mbiru couverture maladie universelle séparé nañ ko ba am nañu fu ñuy xamee offre bi ak fu ñuy xamee demande bi. Dissocier l'offre de la demande. bëri na sénégalais yoo xam ne dañuy ñaawlu évacuation sanitaire yoo xam ne dañ koy defal yenn ci ay dirigeants ñu war dem bitim réew loolu ñu bëri jàppoon ne day wane faiblesse bu sunu plateau médical am waaye Abdoulaye Diouf Sarr moom giseewul noonu.
Nous avons en moyenne. su fekkee dañuy xayma rek évacuation sanitaire yu ñuy wax su fekkee ci at bi dañ koy xayma téeméer ci la yem waaye soo seetloo fii ci biir réew mi dinañ fi def ay opération yoo xam ne dina weesu ay junni te képp koo xam ne patient nga dugg nga ci biir di nga génn wax alhamdulilah waaye yenn saay mënut a ñàkk ñu am ay besoins yoo xam ne dafay fekk ne da ngay soxla dem feneen parce que ñooñu ñoo ko mën faw ñu yóbbu ko waaye suñ leen fa yóbbu tamit lenn la ñuy def suñu xel dañ leen fa yóbbu waaye après ñoom suñu ñibbisee ñu mën a jàng ci loolu am nu ñuy liggéeyaatee fii. Perspective de combler ce gap, c'est ce que nous sommes en train de faire. ci ab conseil des ministres le président Macky Sall waxoon acteurs yi nekk ci santé bi yépp nañu tase ngir xool nu ñuy àndee ay tontu ci mbiru urgence yi am ci mbir réew mi loolee nekk ab mbir moo xam ne wutal nañ ko saafara ndax ab plan de gestion des urgences sax moom léegi ñu fësal ko. Tous les acteurs du système. képp koo xam ne nekk na acteur ci biir santé bi ñëw nga toog ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy saafaree problème mu urgence yi fii ci Sénégal toog nañu waxtaan nañu xool nañu te gis nañ ne am na saafara boo xam ne mën nañ ko wutal fii ak le 1er janvier 2020 daal di ngeen gis ne dinañ am feuille de route boo xam ne dinañ ko tàmbalee doxal ngir mën a saafara lépp lu jëm ci mbir urgence. Cette concertation nationale sera mise en œuvre. mu doonoon ganub jury du dimanche jëwriñ bi ñu dénk lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr xamal na ne tamit liiti hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ba nekk ca Tivaouane dinañ ko yóbbu ci hôpital de niveau 2 ni ko Serigne Babacar Sy Mansour doon laajte laata ñooy yegg ca gàmmu gi. Cheikh Hassana Fall Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal nekk itam kiy jiite kàngam yi nekk ci APR yëkkati nay kaddu ñeel coow li lëmbee Sénégal rawatina langue politique yi di mbiru phobie yi te nag lenn ci naataango yu APR am yu ko ci tudd di Serina Fall Bougazelli moom nag nee na yoon kon da ci fas yéene dem ba jeex takk te dee ci itam njaaxaanaay ndax nag jàpp na ne kon lépp loo xamante ni waru garam la ci liggéey dana ko def ci bile mbir ñu teewli kàddoom Abdoulaye Diouf Sarr. Il faut absolument effectivement respecter la. ñun lu ñuy wax lenn la na yoon def li ko war président moom du protéger kenn loolu dafa bokk ci précepte yoo xam ne moom moo sañ ci suñu politique président du protéger kenn li ñu war a def ñun dinañ ko def. De manière la plus sobre et la plus vertueuse. mu jaar ci yoon te leer naññ nañu xaar nag yoon def liggéeyam ñu waruñoo nekk fii ti anticiper ti wax ne non fii la ñu war taxaw wala fële alors que ne justice bi war na continuer def liggéeyam ñun daal leen lañ gëm président du protéger kenn te lépp loo xam ne war nañ ko def dinañ ko def. Notons effectivement les 3 éléments fondamentaux de notre approche politique que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Paroisse Saint-Joseph bu Médina ni ki kon démb la doon màggal juróom-ñaari fukki atam yoo xam ne kon bi mu ko sampee fii ci Sénégal ak tey nekk na nag ab waxtaan woo xamante ne nii sóob nañ ko cib diine maanaam xew-xew boo cib diine xew-xew boo xamante ne kon dafa dajale ay doomu aadama ngir waxtaan waaye tamit xewlu ci. loolu nag doon na ci prox ndoolu daal di delloo njukkal Julien Jouga ak Doudou Ndiaye Coumba Rose naka noonu tam colonel Fallou Wade di ay ñoo xam ne seen taxawaay dafa doon lu mucc ayib ci dialogue islamo-chrétien loolee lépp nag nekkoon la ñu fi bàyyi ci ndonu askan wi da ko war a sàmm loolee mooy seen kaddu Omar Kane Augustin Bandan reportage. ab salle bu ñu tuddee Julien Jouga ab espace goo xam ni Doudou Ndiaye Coumba Rose lañ ko tuddee. ab stèle goo xam ni mën nañ ci ràññee nataalu ñaar ñooñu paroisse Saint-Joseph de Médina moo def li ni mel. lii lëkkaloo Julien ak Doudou Ndiaye Rose dafa yàgg te lu rafet la dafa doon exemple tey pour ndaw yi ak paroissiens yu tey et dimension culturelle bi ci la mais dimension religieuse bi ci la ñoo xam ne kii di chrétien kii musulman yu nangoo booloo. ñaan ndax tonton Doudou daawoon na ñëw di accompagner Julien Jouga ci woyam yi loolu dafa doon exemple de communion de convivialité et de dialogue islamo-chrétien. mu nekk delloo njukkal goo xam ni waa kër Doudou Ndiaye Coumba Rose ak bu Julien Jouga rafetlu nañ ko bu baax. mënuñu lu dul bëgg ci li ñuy sargal Julien Jouga ak Doudou Ndiaye Rose ndax dafa am lu ñu dawal ci dëkk bi. dawal ko ci àdduna si dawal ko ci suñuy xol dañu wane ne diine aw yoon la rek waaye jikko yi di ko rafetal di ko setal loolu la ñu war a gën a yittewoo. tey yaram dafa daw ñun suñu yaram dafa daw dañu am contentement bu rëy ndax waa Saint-Joseph église bi li ñu
def dafa rëy dañu def lu rëy jël bés bu day nii ñàkk ci lu day nii tuddee ko alaaj bi Ndiaye Coumba Rose bu baax mi ak papa Julien Jouga ñun suñu xol dafa sedd dañu am contentement sama yaram dafa daw jooy naa sax. Doudou Ndiaye Coumba Rose ak Julien Jouga nekkoon ñaari xarit yoo xam ni symbole lañu ci dialogue islamo-chrétien loolu nag ndaw ñi war nañ ci roy bu baax. xale yi ñu topp tànku mag bañ a dugg ci coow li parce que coow li amul njëriñ tey bu kii ne sama lii nga daal di koy tontu ba pare nekk ci réseau yi lu ne nga yekk ko sa morom yaakaar ni xëy na fa nga nekk kenn xamul la lu la neex wax loolu tamit baaxul dañu jéem a rafetal diggante yi ba Sénégal li fi nekk ñu sàmm ko ba ëllëg dara bañ fee yàqu. pour xale yi pour ndaw yi foog ñu xam ne dialogue bi li ñuy dund bennoo gi dafa doon lu am maanaa ku nekk ci ñun sénégalais war na téye loolu lee ndax lu jafe njëkk la ni ñu ko waxee tey loolu la ñuy xumbal tey ñu fàttali ñëpp ne Sénégal ñun ñoo ko bokkoo te mu nekk musulman mu nekk catholique ñun ñëpp war nañu sàmm li ñu yàlla may mooy jàmm ji mooy xaritoo gi mooy ngëm gi ñu bokk ci benn yàlla. si ginnaaw amoon sabar ak ay way yoo xam ni yëngal na ñi fa nekkoon. mi nga am ñoo di maami kii maan Cheikh Samam ba mu fi ñee ci giiri waafa. ci ndorteelu xabaar yi mooy séminaire bi nga xam ne réewum Sénégal di koy dolloo dalal ci itam réewum France te nag loolee ci teewaay njiitu réew Macky Sall ak premier ministre bu France loolee nag daan na ci prox ndoolu ñoom waa France comme ni ko njiitu réew ma xamle woon nekkoon jaasi Cheikh Oumar Foutiyou Tall benn ca danañ ko jébbal réewum Sénégal loolee nag jëmmal nañu ko ni que tey ci teewaayu Ibrahima Camara. ndaje baa ngi doore ak signature bu ñeel jaasi bi nga xam ni kii di El Hadj Omar Tall moo ko yoroon ca jamono bu muy dund ñu daal di koy teeroo ak way bi di Tara forces armées yu Sénégal yi daal di koy tëgg Edouard Philippe daal di jël jaasi ji jébbal ko ci ay loxo njiitu réew mi Macky Sall ci teewaayu xalif général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour waaye itam xalif bi jiite njabootu El Hadj Omar Tall di Thierno Madani Tall njiitu jëwriñu France bi di Edouard Philippe daal di addu tamit ci solos bi nga xam ni jaasi ji am na ko. Le sabre qui nous réussit est infiniment plus prestigieux que celui que je possède. C'est celui d'un grand conquérant, celui d'un guide spirituel. C'est le sabre d'un fondateur d'empire, d'empire tout couleur qui comprenait la Guinée, le Mali, le Sénégal actuel. C'est le sabre d'un érudit qui a beaucoup voyagé pour approfondir ses connaissances, en particulier en théologie. Macky Sall daal di koy feelu ci wàll wi wax li jëm ci jaasi solo si mu am ak fa ko góor yàlla yi yàgg a teg. Né à Halwar dans le royaume du Fouta Toro au nord du Sénégal d'une lignée d'érudits en 1796-1797 mu ngi jóge sa Halwar sa Fouta Toro mu jubloon rek ci wut yàlla se distingua dès sa tendre enfance par son goût prononcé pour les études qui lui confère un statut d'adulte précoce, rétif aux mondanités, tout dévoué à la quête du savoir et de l'élévation spirituelle. njiitu réew mi Macky Sall daal di wonewaat itam cofeelam ci woy woowu di Tara ñuy tam di woyal kii di Cheikh Oumar Foutiyou Tall. La vie spirituelle est temporelle. ndamam ñu ngi koy wëy di fàttaliko ci woy wi di Tara. ndaje bi doonoon ab occasion ngir kii di njiitu jëwriñu France di Edouard Philippe addu tamit ci lël bi nga xam ni ñaari réew yi amal nañu ko muy ab rencontre interministérielle jëm ci wàllu yu bari yu ñu waxtaan ni ñu mën a def ba liggéeyandoo suqali mim réew. réew moo xam ne mbalit du fi jalaañoo loole mooy bëgg-bëggu njiitu réew mi Macky Sall askan wi itam ànd nañ ci ak moom ci boobu lépp bëgg-bëgg waaye nag tax ñu ne
képp koo xamante ne da ngay tilimal wala boog tënkoo ci loolee foog ñu lal ay daan sab kaw ñeneen yi nag jàpp nañu ne kon la ca jiitu mooy ñaax askan wi xam leen tam loraange yi nga xam ne moo nekk ci mbalit mi ngir mën ca faggandiku Abdourahmane Li reportage. ngir am dëkk bu set loolu askan wi war nañ ci dugal seen loxo bu baax a baax bu dee ñooñee nag xamuñu rôle bi nga xamante ne moom la ñu war a jouer ci mbir mi njeexitali du doon lenn lu dul dajaloowu ay mbalit fii ci dëkk bi niki fii ci Jàmmalaay cité Apix 2 ngir kiile nga xamante ne technicien de surface la mu ñëw di dajale mbalit gi nga xamante ni moom jàpp na ni askan wi moo ko fi teg moom nee na njiiti dañu war a jël ay daan yu ter teg ko ci ndodd ñi nga xamante ni ñooy def mbir yi le sanction bi war na am mais problème bi mooy guddi parce que agent yi bu fekkee dem nañ ba guddi bu ñu wàccee am na ñi nga xamante ne dañuy ñëw bàyyi ba nga xamante ne ñëpp tëdd na ñoom ñu sotti fa seen mbalit damay dégg ñu ne pays bi nga xamante ne moom moo gën a set ci Afrique damay dégg ñu ne mbuusu ndox sax boo ko sànnee 15 000 francs ngay fay saw ci mbedd da ngay fay xaw ma ñaata mais sanction yooyu dafa war a am ñun jafe-jafe bi ñu ci am parfois da ngay gis nga dindi mbalit ba pare dem bay waaj a dem am ku ñëw këpp sànni mbalit nga ne ko jëlal lii mu ne la sa liggéey la def ko. ngir kiile nga xamante ne ab jàngalekat la mbir boobu warut a am maanaam balaa rekk ñu teg ay daan am na ay mbir yu ñu war a jiital ba noppi. balaa ñu def ay sanctions yooyu il faut que ñu waxtaan ak nit yi ñu waxtaan ak nit yi état tamit ci boppam mu yëngu si mu def ay dispositions yoo xam ne boo amee sa mbalit sa mbalit feese boo gis mën nga dem tout fu yoo xam ne état mën naa ñoo jël ko ay oto yi mën naa jël ko auto ramassage yi c'est ponctuel. mu di jàngat bi nga xamante ne kii mujj na ko comprendre moom mi le sax mi ngi woo askan wi ngir rek ñu gën a respecter ñi nga xamante ne ñooy technicien de surface yi ngir sacrifice yu ñuy def ngir am dëkk bu set. parfois tamit dañuy ñëw da ngay gis nit jël saak def ci mbalit def ci ndox yow mi nga xamante ne agent bi nga da ngay ñëw yëkkati rek sa yére yëpp tooy xepp wala yëpp tuuru ci sa kaw te normalement mbalit dañ ko war a def ci pôle bi nga xamante ni da nga koy defar ba mu normal def ci mbuus ba nga xamante ni nit ki mun na ñëw sax jël mbalit mi sànni ko fekk moom du ci tax. ñun agents yi soxla nañu dimbal dëgg-dëgg parce que boo xoolee ñun ñi amuñu vaccination donc ñun mun naa laa wax ni yàlla moo ñuy aar mais vraiment taxawu bi daal des na trop te bëgg nañ vraiment ñoo xam ne ñuy liggéey ci mbalit ñu jox leen cër jox leen seen wàccuwaay. beneen jafe-jafe yi tam nga xamante ne kii mi ngi koy fàttali mooy bi nga xamante ne moo jëm suñuy dawal charrette yi. xam ni charrette bi starté na ñëw na sotti gis na oto bi sotti na fi bu def fekkoon gisul oto bi day këpp fi dem ndax du ko bàyyi charrette am ak design bi day këpp noonu dem. jamono ji nag Sénégal gu set gi nga xamante ne kilifa yi bëgg nañ ko bokkul benn yoon ak doxalinu ñenn ci askan wi ñàkk set googu ngi wéy di dem di yokk xar kanam bu rafetul loolu ci dëkk bi. Abdourahmane Li di ko gërëm maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi lii di dérapage ak jigéen di ñaar ci série di film yoo xam ne fekki fan yu néew da ngeen ko mën a seetaan ci seen télévision ITV démb la nu màggal xew-xew bi nga xam ne kon moo ci jëm ci loolee dañ ci ànd ak leeral Tidiane Cissé. Pardon, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Abi Diallo. sama baay bi ma jox il ne m'a pas. série yi di dérapage ak jigéen ay film la bi ñu réalisé fii ci mim réew bu njëkk bi mu ngi wone histoire mbëggeel ci diggante góor ak jigéen bu mujj bi mu ngi résumé dundinu ñetti jigéen ñi nga xamante ne ay bañkat lañ. dérapage daal mooy koo xam ne amoon na dundam bu sedd bu confortable bu neex relation amoureuse bu mu am dérapé loo adunam donc série dérapage histoire boobu lay wax ci biir am na ay partie drame bu bëri pour que nit ñi mun a suivre mun a scotché di xaar épisode chaque jour mu ñëwee am na partie comique donc suñ ko xoolee daal dérapage xool ne nu sénégalais yi di consommer sénégalais yi lu ñuy bëgg d'habitude ñu formaté série bi noonu ba nga xam ne ñëpp dañ si di seen bopp muy public yi muy annonceurs yi donc loolu cocktail boobu yëpp mooy dérapage donc xaar leen ko seetaan leen ko ce sera vraiment quelque chose d'innovant. ñi réaliser film yi lee dañoo décider liggéey ak chaîne ITV bi ndaxte dañoo gis ni liggéey bi nga xamante ne moom la chaîne bi di def. soo gisee Boubacar Diallo dis Mamadou Ibra Kane dis Dorine nga xam ne man xam naa ko bu yàgg xam naa ne moom it ci démarche professionnelle la nekk ci liggéeyam mais ñooñu su nekkee si benn média war nga leen mun a wóolu et puis sans ça
soo gisee développement du muy def en une année ñun gisee iRadio nu mu jógee place bu mu am mais dal na xel man pour man fu mu nekk nii moom na gars yi xaar que ils vont fournir du bon contenu pour Sénégalais yëpp en tout cas man écoute bu ma am ci waa ITV amuma ko ci yeneen chaînes yi donc mu nekk chaîne boo xam ne bu bëgg a qualité man it mu bëgg a qualité donc suñu association dina yomb. li ñu jot a wone ci lancement série yi lee doon na lu dal xel ñu bëri ñi jot a teewee fii. waaw bi ma gisee li ñu teg fii li ñu wane ci tey par rapport ak plateau bi fi am tey gis aussi li ñuy programme yi nga xam ne ñu ngi koy indi yegg seegul tey en tant que partenaire quelqu'un qui veut ku bëgg vraiment produit am génn feeñ am visibilité je peux dire que je suis totalement satisfait. bettu ma nag quand même parce que su ma gisee ñi nekk derrière ku mel ni Boubacar Diallo ku mel ni Mame Dorine Alassane ou Mamadou Ibra Kane je sais que tey je peux compter quand même sur eux pour que samay produits war a mun a gën a fës. ginnaaw bi mu taxawee ci weer yi ñu génn télévision bi di ITV liggéey na liggéey bu am solo bu ñu bëri gis ni chaîne bi jar naa wóolu ngir rek liggéey ak ñoom. Tidiane Cissé kon jox dox daje askanu rawatina ñi taamu seen télévision ITV fekki fan yu néew ngir ñu mën a seetaan ñaari série yooyu di jigéen ak dérapage addu ci wàllu tàggat yaram ndax xam nga ne tey jii kon gaynde Sénégal yi dañoo duma ñii di waa Estonie ñeenti bal ci benn Famara Diédhiou mu dugal ñetti yoon Pape Alioune Ndiaye dugal benn mu def ko kon ñeenti bal loole nag tax ba Sénégal ko léegi jël premier ci groupe I bi. beneen jongante bi nag ñii di waa Congo ñoom ñoo daal di duma waa Guinée Bissau ñett bal ci dara kon Sénégal toog kon ci fauteuil bu njëkk wi ci boobu le groupe di groupe I. kon mbokk yi loolu moo la fa laaj xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV gërëm ñëpp ñi jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci xabaar yi ci wolof ci tubaab ci gàttal ak Khalifa Diakhaté ma jox leen dox daje. minuit ci jukkib xabaar yi fii ak boobu ngeen wëy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf